monsieur le maire bi yoon festivité bi dañ ko organiser ci bannière intersyndicale ñu tuddee ko dynamique unitaire loolu liggéeyam mooy lan mooy 1er mai nag ku nekk mën nga ko organiser tey boo demee Sandaga pousse-pousse yi ñiy dawal ay pousse-pousse ñoom dañoo déggoo am solidarité bu topp bu leen topp ba ñu xotti ay Lagos nduróole ko di def seen fête 1er mai parce que ñoom ay liggéeykat lañu boo demee marché Carmel borom kalas yi sareet yi ñoom ñëpp dañoo dem Sandaga keroog ba ñuy dem dañu taseeg ñoom ñuy jënd ay tusi ma ni kenn ki yéen ban société ngeen nekk mu ne ma nga baal ma man nekkuma ci société ay fas la ñuy dawal ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ma ne ko waaw yéen seede yàlla ma ne ko yéen de fas yi ngeen di dawal moo tax ngeen di def 1er mai ñu ne mu ne ma grand ñun ay liggéeykat lañu mais maire sunu bis bii duma ci jaaraat parce que sama naataango jaar na ci léegi bu ñu mënee sagu tam ci bis bi c'est parce que fokk mu leer gis nga maire mii bi 1er mai desee 2 semaines syndicalistes yi woowuñu ko moom moo ñu woo nañu waaw yéen xanaa yéen defulewu leen xanaa doo leen wax ci waxi 1er mai ñu ne ko ankay ci la ñu ne dafa fekk fokk ñu xaar ndax dañuy jub ay élection de représentativité te xamuñu antenne bu nekk kan moo fay représenté mais bi loolu leeree nag convoqué nañu waxtaan ci la ñu taxawalee commission boo xam ni dynamique unitaire la ñu demee mais gis nga maire mi toog ndax su ko defee moom at bureau municipal am at conseil municipal am yëpp ñoo ko def bala ngeen a doon xam ñu sol ay yére yoo xam ni yére yi jamaa la bu ñu soloon tey ay yére jamaa sax dina am ñu ne yére yi baaxul àddina moo doxee noonu am na ñoo xam ni bu ñu xëyee ndekkee ginaar ba seen biir fees boo leen waxee ñu ne ginaar gi baaxul loolu yàlla moo ko dogal ci àddina waaye ñun syndicaliste ñun duñu xarab ñun dañuy seet rek loo xam ni mën na nekk ñu wax ko loo xam ni gisan ko itam ñu wax ko loo xam ni tamit ñun gis nañu suñu employé nanguwu ko defa ñun te muy yoon te su boobaa dinañ ko ko wax mu dégg ko mi ngi nii carrément lañ ko koy wax mu dégg ko duñ ci ragal dara te duñ ci làqatu dara loolu mooy dëgg wante Olof Njaay moo ko wax man waxuma ko Olof Njaay dani doomu ilimaan ak yaaram da nga koy jox ñaari loxo ndax dara jay papaam waaye fulaak fayda jamay am ba jiite jàkka ja loolu moo koy sàkkul boppam kon loolu moo tax suñu su commission bu toll nii réunir maire yëkkati 1,3 million tàccu leen loolu da ngeen di tàccu nag boo leen tàccuwul parce que man su may wax man Ablaye Timbo bi nekk maire Pikine xam naa li may wax bu baax barki Dembo Ndiaye rek moo ci mujj na agent ville de Pikine def ba fête seen 1er mai ñun ay syndicalistes la ñu xam nañ ko au passage dinañ ko nuyu nag gërëm ko ci te institution ya mu joxe woon sotti woon na waaye gis nga kii jaaruñoo ak moom foofu dafa woo nit mu ñëw mu ne ko jox leen lii ñu ñëw mu jox ñu ko kon ñu ngi lay gërëm ci loolu di la ci sant wante maire 1er mai ay revendication la parce que ay revendication moo indi 1er mai moo tax ñu toog fii tey bi ñuy ñëw fii ci ginnaaw raay personne avant l'acte 3 bëggul woon a ñëw fii ci ginnaaw raay nord parce que man toog naa at ay agent ñu ne ma yow si Malick ma ne ñu ne ma yow yaa dem ginnaaw raay nord ma ne ñu ne ma dee nga nga ni ma jeey safara dañ koy daw comme safara man toog naa benn femme ne ma yow de su ma mënoon a jooy tey dinaa jooy ma ne ko looy jooy mu ne ma dañ laa affecté foo xam ne dootoo fayeku ba mukk gis nga commune boobu bu jëndee saaku ceeb du am ñebbe ju mu ci def pour togg ceebu ñebbe loolu lañ ma waxoon. Ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va.
Est-ce que ça va? Oui, ça va. Merci, monsieur le maire. Oui. Donc vraiment gars yi xam ngeen ni lii c'est historique mais c'est extraordinaire dans la mesure où le maire est là. Je pense que les festivités du 1er mai yamu fi tey ndax day continuer mais c'est une première. Les agents mobilisés autour de l'essentiel pour ñëw jël ci seen maire ñu ànd fêter les festivités du 1er mai. C'est la raison pour laquelle on a dit que l'élection d'une personne à la tête d'une instance ne signifie pas qu'elle détienne le monopole du savoir. Au contraire, elle la rend en esclave pour des résultats positifs de toute activité idéologique dégagée par l'Assemblée. Mais maire bi ñu ñëwee fii acte 3 ñaari mbir dafa ñëw dal ci kaw maire yi mu metti lool mooy lan mooy déploiement personnel bi redéploiement du personnel acte 3 bi acte 3 amee maire yu bari toog nañu fay ñu salaire bi acte 3 ñëwee délégué de quartier yi yuuxu nañu fu ne ci wër dëkk bi ba département yi ci délégué yi di réunion communes yi agents yi di réunion ndax amuñu possibilité pour fay ay salaire bi acte 3 amee ñi fi jógee dem ay retraite ñu sonnoon lañu waaye fii ci ginnaaw raay nord danañ la témoigner ne la bi acte 3 amee ba fii ñu toog tey commune ginnaaw raay fu mu fay na ay salaire am fu weer deewee fay na ay contractuel am fay na personnel permanent am te loolu su fekkee daf ko def ba pare moom moo njëkk a nekk commune yi nga xam ni bu weesoo ville de Pikine sax da doon dem di laam-laame ay délégué am yëpp mu dugal leen kii toog parce que waxuñu ay gërëm de fi mu ne nii dafa am lu ñuy wax loo xam ni travailleur bi la concerné nit liggéey na 30 ans maanaam fanweeri at ci beneen mairie mais ba yàlla defee mu ñëw acte 3 indi ko ginnaaw raay ba retraite am jotee moom mii moo ko fay dama bëgg nag ngeen tàcc loolu wante maire li nga fay lépp da ngaa am service des recettes ay agent di ci liggéey ndax ku mel ni mbay ba mi ngi ci oto bi moo ko Ablaye Mbay ñii maire samedi dimanche rek la ñu am dimanche rek la ñu am mais maire man waxuma ko tubaab moo ko wax la croissance en macroéconomique da nga koy sentir ci le panier de la ménagère mais si le panier de la ménagère est fatigué maire mooy saa yoo yeewoo rek soo joxee sa jabar ñeenti téeméer pour mu dem marché du indi benn weccit ba pare te da lay laajaat maire loolu moo fi am te yow ki ngay laajaat moom amul parce que lu tax salaire bi dafa dérisoire pour koo xam ne ci oto bi lay nekk at diisaay boobu at pax yi ngay dugg at coono yi ngay daj mais nag c'est le destin mais aussi am na lu bari loo ci mën a apporter maire bi ca ginnaaw daay da nga ko fekk ci 44 millions yóbbu ko 300 millions tey mu dem 700 nangam et quelques millions wax naa ko sànq bu sa dépense yokkoo sa njulug dana yokk te sa bu njulug bi yokkoo ñi koy añ si dañoo war a bari waaye maire su boobaa dañoo bëgg ñi jiitu ci ñiy añ mu nekk contractuel yi ngi toog nga xam ni tey ñoom ñi salaire bi ñu am maire ñu ngi ñu ngi lay ñaan au nom de l'intersyndical et à mon nom personnel ñu ngi lay ñaan ci turu délégué de quartier yi toog maire man jàpp naa ni doo yootu dara tant que madame la maire ak équipe bi fi toog ñu ngi sa ginnaaw doo yootu dara di ko ñàkk man xam naa ci lu bari parce que biir gi dafa dama fiy dugg saa su ne
moom mii li mu wax dëgg la may ànd ak moom di am lu may dégg maire salaire contractuel yii nga xool ko bu baax a baax du ma tudd nag du ma tudd ay somme duma ko def mais yow xam nga lépp ñu bëgg nag bii premier mai maire nga def ci solution bu baax a baax a baax te loolu rek lañ bëgg maire nga def ko mu am solution maire ci biir état civil may wax ak yow non seulement xoolal ku mel ni koo xam ne ku mel ni mbay ba nga xam ne day dem ma nga ca recherche ya ma nga ca oto bi ma nga ca lépp kooku dafa polyvalent maire Assane Touré parce que du ay problème de personne Assane Touré ba 1h du matin mi ngi signé ay inhumation maire yow yaa koy woo yow bis bu ne nga woo Assane Touré maire Fan Ndiaye bis bu ne ana Assane Touré bis bu ne maire loolu am na prix loolu ñu lay ñaan prix boobu nga joxe ko maire ci kooku am na solo trop encore am loo xam ne il faut ñu wax ko parce que maire sa patente il y a de cela 3 ans maire sa patente gën ñu romb 6 millions de bi may jógee fii di dem à l'étranger ma ne ko Diop Gueye mu ne ma ne ko man de damay dem Allemagne mu ne ma xanaa da fay toog ma ne ko déedéet damay ñibbisi parce que man yooyu du sama problème mu ne ma man damay dem patente mais dama bëgg ñu am lu kawe njortu maire ma ne ko loolu may lan mu ne ma xaaral ba patente bi pare maire bi patente bi pare Diop Gueye ak équipe bi mu àndal 6 millions la ñu dugal tàccu leen loolu il faut ngeen tàcc ko te maire yaa ngi doon dem ay 3 millions nangam ba pare mu retourné yore sécurité centre polyvalent bi ci benn nit ba pare ñuy yëngu man ak moom ci biir OVP bi fekk ko 183 000 yóbbu ko presque 400 000 toujours benn nit ma bëgg maire situation boobu nga xool ko bu baax a baax kooku am na mérite quoi maire sécurité bi au passage li ñu nuyu bàcc li parce que tàccu leen bàcc li bu baax moom ci wàllu sécurité fokk ñu leeral la waaw dëgg la waaw parce que man fa may waxee mooy gis nga barki démb dafa am benn manifestation bu fi am ay xale yu wiir yi dugg ci biir mairie bi jël brouette teg ci benn moteur bëgg koo yóbbu mu jàppanteeg ñoom dàqanteeg ñoom ba nangu affaire de gis nga dama maire lu waay jiite rek suba dinañ la laaj li nga jiite mooy lan waaye dama lay yëgal rek ndax man ginnaaw raay gii su ma fi xëyee 8 heures minuit laa fiy jóge loolu nag yàllaa ko def xëy na man tam damaa bëgg mairie bi rek waaye ñun yaanuñu yàlla yàq fi dara nag parce que dafa am fu ñu gis nga teg fa sa tànk ñu jàpp ne loolu lu mën a dem la gis nga ñoom Jibi Koli fi ñu ne nit mënu faa dugg ndax poussière te maire ku nekk xam na poussière ni mel man dama bëggoon damay ñaan ñu ngi préparé pour association yi ñu réunion at ñoom ñu dugg ci biir immeuble bi defar ko ba nit mën fa togg fa parce que tey même li ñu toggee fii fee moo gënoon yaatu mais maire foofu il faut nga dimbali ñu at sapeur pompier ñu désinfecté ko bu baax ba nit ñi mën di fa toog di fa dox seeni soxla parce que bien mairie bi la mais nag saa yoo ñëwee fekk fa Jibi Koli mu toog ci biir au passage gis nañ acte bu baax bi nga def parce que Siré bi ko xaj mattee bàyyi woo ko keroog bu ko scooter tëlee bàyyi woo ko kon maire yàlla boo bàyyi benn agent maire wax naa la sa OVP wax naa la du man bugguma di gérer ay problème de personne wax naa la li ci jëmm jooju def li mu ci liggéey yëpp wax naa la ko muy le camarade Diop Gueye wax naa la kon recette yi mais maire aussi dafa am loo xam ni danaa ci gën a xuus mooy li Hamidou du liggéey fii ci biir kër gii nga xam ne léeg-léeg sama yaram day daw de gis nga maire bi da ngay ñëw dugg ci biir ba génn dem doo gis gardien mais depuis Hamidou dugg fii ba léegi heure boo ko nee foo nekk mu ne la maa ngi ci maire bi kon nag madame la maire yow bu fekkee ni Hamidou mii yaa ko booleeg maire
gàcce nag mënatu cee am parce que mairie bi de ñaanuma ko yàlla mais su doon tàkkit boo moytuwul dañ ko fi fekk yàlla bu fi loolu am nag su ma juumulee mooy la police municipale la police ASP gis nga maire ñu ngi gërëm bu baax jaawara diñ ko gërëm dinañ gërëm bu baax Adama Adja ak Jeeju ñaari Jeeju yi daañu leen gërëm wante nag aussi li ñuy wax rek mooy am na lu des nag wante en tout cas li ma la mën a wax mooy ci wàllu sécurité police bi tamit ñu ngi ñuy assister bu baax di ñu aider bu baax lépp lu ñuy dugg suba ba ngoon bu ñu leen nee jóg leen ñu dem ci terrain bi ñu jóg dem ci terrain bi donc loolu tam bu ñu toogee fii du ñu niyee loolu dinañ la ko rappeler xamale ne vraiment police bi am nañu seeni disponibilité loolu moom lu leer la ok c'est bon voilà maire dañuy dugg ci population Guinaw Rail maire da ngaa am 46 conseils municipal nga am 12 quartiers mais su fekkee lim population bi dafa am jafe-jafe ñun dañ lay wax rek population bi dañoo voté woon pour seeni doom bu ñu feebaree ñu faju mais dañoo voté woon pour seeni doom mën a dem à l'école ñu jàng maire Guinaw Rail Nord benn école publique moo fi am barki Dembo Ndiaye laa leen seeti avant ñuy def premier mai couche yu bari seeti naa leen doon waxtaan ak ñoom kontaan nañ tam ci yow mais ñu ngi lay rappeler rek ne la su fekkee ni Guinaw Rail Nord am na téeméeri école benn école publique nga am muy école Barak lépp nag tam looy defal école yi moom nag da cee war a ëppale ndax moom mooy def rek te yàlla tax beneen école bu fi ne bu ne boo jàngee bu weer dee boo fayul rek ñu dàq la kon kii di école Barak dama bëgg maire ñu sentir la bu baax a baax ci biir mairie bi parce que ñoom mooy jàngal say doom te fayeku leen dara mooy jàngal say doom ci sutura mooy jàngal say doom ci teggin mooy jàngal say doom parce que ñoom état moo leen fi teg yow it état moo la fi population yi leen fi teg waaye léegi nag institution nga yor may rappelé waat ñaari mbir rek mooy maire dispensaire u Guinaw Rail bii bi nga fi dogalee échographie bi ko dentaire loolu population yi seeti naa ci ñu bari di waxtaan ak ñoom à travers benn mouvement ñuy rafetlu yow maire sa liggéey ci biir dëkk bi xam nga tamit su fekkee dañoo revendiquer war nañoo seet li nga xam ne tamit dëkk bi dañ koo soxla te yow nga taxaw ci ñu wax la ne vraiment yaa ngi ci yoon bu baax kon maire ci côté boobu tam bonne continuation mooy ci wàllu santé ñoom vraiment sentir nañ la ci wàllu éducation vraiment tamit sentir nañ la donc loolu tamit dañ ko dégg ñu ne nañ la ko rappeler kon man defe naa ni SM yow dinaa ñëw ci yow léegi soo ko tëj parce que fii ñu toog di wax yàggul dara am na loo xam ne amoon na fi commune Guinaw Rail Nord bii ci budget 44 millions munoo dem hôpitalu Thiaroye yi ba am fa approvisionnement pour ñu jël sa malade dañ lay dàq dañ ñaan ñii dañoo ndóol budget bi dem 300 millions mënuñu am imputation budgétaire waaye gis nga commune bi tey fu mu toll at maire jéego moo ci def jóge naa fii ànd ak secrétaire municipal ñu ànd dem ba biir hôpitalu Thiaroye yi kon defe naa ne imputation budgétaire te agent bi war na ko am beneen bi ci topp maire mooy loolu de la ñu waxoon bu ñu ñëwee fii nañ la ko waxtaanal ko say délégué de quartier waxtaan ko ak population yi ñu xamal la ne la lépp loo xam ne agents municipaux yi waxoon nañ ko démb loolu la benn point moo ci des mooy ñu wax ci Guèye ñaareelu point bi moo ci des mooy ñu wax ci chauffeurs yi maire ak secrétaire yi kooku dama ko boole mu nekk benn maire gis nga chauffeurs yi nekk ci mairie bi ñetti chauffeur rek lañu Ansu moo fi nekk Moussa Gueye ak Mamour Fall ñoom amuñu xaar ma yàlla at madame la maire amuñu xaar ma yàlla at maire amuñu xaar ma yàlla at bureau municipal bi amuñu xaar ma yàlla at conseil municipal bi amuñu xaar ñoom ñoo nga armée ñoom ñoo nga Dakar ñoom ñu ngi ci tali bi rek di daw ñoom dañuy daw rek fu ñu leen wax acca rek ñoom dañuy départ dem maire xam nga kon ñooñu
dañoo war a am heure supplémentaire parce que heure supplémentaire daal dëgg-dëgg ki koy def mooy koo xam ne suñ ko liggéeyloo 8 heures ne ko 5 heures nga war a wàcc mu wàcc minuit kooku dafa war a am heure supplémentaire kon damay ñaan maire nga xool ñooñu di exhorter boobu liggéey seen heure supplémentaire nga taxaw ci kooku moom maire dañ la koy laaj te itam maire loolu dëgg-dëgg kiy def heure supplémentaire ñun duñ la taxaw di la ñaan loolu dañ ñaan rek maire kii de mi ngi def heure supplémentaire war nañ ko koo fay Moussa ci loolu la nekk Ansu ci loolu la nekk Mamour ci loolu la nekk ba pare sax waxatuma sax ñu nekk ci loolu mais ba pare ci activité boo leen mën a am suba ba ngoon ku dem fekk leen fa loolu rek dafa dal xel beneen bi mooy comptable et matière ñu ngi koy gërëm bu baax gis nga mairie bii li fi réer ci bagage bari na trop kon tam loolu su ma koy wax Mari Ndaw moo tax mi ngi denc nag bu baax a baax ndax nag bu denculoon rek musibaam man gis nga am na bi ma gi xoolee magasin bi sax damaa tiit xam nga man bu ma dencee nit mën na ñëw sax ma may ko sama yoon new ci mais Mari Ndaw du la jox Mari Ndaw moom bu waxee sax mën la xaaral ma woo madame la maire mais gis nga liggéey bu amul loolu day yàq day jaxase quoi te loolu ba moom mooy li nga xam ne gis nañ ko ci comportement am ci comptable et matière bi nga xam ne géré na ko fii ci mairie bi ñun suñu xel dal na ci moom maire am nga secrétaire ndax moom waaw maire nag yow sànq ba tey tàccoo waaw loolu nag dañ koy xoolaat kon maire ñu ngi lay demander rek condition de travail yi nga xam ne moom la ñu nekkee nga jàpp ci parce que Thiaroye Gare bu ñu waree dem OVP oto moo leen di topp maire te ñii ñoom say naataango lañu man xam naa ni lu sa moroomu maire defati fii rek mën nga koo def dafa am loo ciy seet rek waaye ñoom sabo pour ñu jàpp sabo ci oto sax dañuy jël benn oto def ci ay sabo ba mu fees di indi recette ci biir mairie bi ñun benn moto rek lañu am te moto bi lu yàlla xam dem na doy na ñu lu ne nag ñu ngi koy def ci moto bi bu yàqoo rek ñu ne directeur Savare jógal bu yàqoo rek maire dina ko yëg madame la maire dina ko yëg te xam nga moto boo xam ni day dem bu di uti ay essence ministère foo ko yónni mu dem yow borom moto boobu war ngaa sàmm kaaraangeem moo tax conditions yi baaxul essence bi pour nga jot ci da ngay wax ba sonn pour non il faut ñu leeral maire lépp loo xam ne moo fi am pour nga jot essence ci moto bi coono la ma jàpp ne ville de Pikine ak yeneen mairie yépp ñi ci am ay moto dañuy génne seen dotation essence yi leen ko jox buñ ko yàqee dañu toog kenn du leen jox essence buñ ko yàqul ñu xam ne ñii ñu ngi liggéey loolu tamit mën naa doxee noonu te tamit moto yi màgget na xam naa ni sax am nga xalaat pour réformer wala nga jëndaat yu bees waaye màgget nag wóorul ndax nit rek bu màggetee commencé naa am jafe-jafe waxuma ab weñ donc loolu nag moo ci ne maire kii nga xam ne moo toog fii di Guèye mooy sunu secrétaire municipal suñu ko bañee yàlla ci yow la ko jaaree nga def ko ko bu nu ko nangoo yàlla ci yow la ko jaaree nga def ko ko moo tax madame la maire gërëm na ko yow tamit gërëm nga ko waaye ñun tam agent yi dañ ko gërëm parce que lu tax ndax doo dégg mukk nag fii ci biir mairie bi ñu ne Guèye moom a manqué respect loolu moom nag kenn mënu ko waxal nag fii moom Guèye moom moo ma manqué respect fii ci mairie bi loolu moom amul te gis nga loolu jàmm la ci nit kon am na comportement il a un bon comportement te dina xam lu bari noppi te man gis naa ni secrétaire municipal ville de Pikine bu waxee benn agent du wax mairie yi fi nekk yépp boo demee ci seen secrétaire municipal dañuy dem sax ba ni secrétaire municipal mooy dogal ci mairie bi mais moom nag su commencé wane lu tax nit ñi topp ko rek mi ngi nii toog nit ñëpp tamit daañu ko topp te man dama ni SM lii ma gis nga commencé di ko wane dama bëgg loolu nga continuer ci parce que mooy sa jàmm parce que mooy jàmm agent yi parce que mooy jàmm mairie bi camarade man j'ai été long wax ji bari na te j'ai été très long dégg nga sax maire a nga koy wax waaye nag maire mënuma noppi te defuma waxuma ñaari mbir
maa ngi gërëm commission bi nga xam ne mooy intersyndicale bi ñii de ëpp na une semaine muy Farkine Sow muy Aïda Diop muy Malick Diagne ñu ngi jubali marché Sandaga dem nañ ci marché Sandaga jóge fa àkki ji ba sëñ Babacar jóge fa marché au marché malgré bari na coow mais nag réussir nañ ko ci jàmm ci niñ ko jàppee ni loolu mooy réussite maire madame la maire mii ñu ngi koy gën a jàpp di gën a solidaire ci ginnaawam di ko jàppale ndax dañoo ànd ci presque 8 jataay yoo xam ne fu mu dem danaan possibilité bii jigéen ñi am ci biir ginnaaw raay ba di doxal benn programme de génératrice de revenu moom nee na yow miy toog yaa ko signeel ba tax mu mën loolu madame la maire fu mu dem danaan man ñam naa loxo yu bari mais bi ma ñemee loxo Pape Ñambe Dieng di liggéey ak moom ci développement jigéenu ginnaaw raay magu ginnaaw raay ndaw ginnaaw raay ñu bari gis nañ seen bopp ci en tout cas mandat bi nga xam ne mooy mandat mairie bi donc loolu nag ku la ko defal fay ko du yomb ba tax na kon madame la maire dañu lay ñaanal nag yow yàlla yokku la bu baax ba pare te li nga bëgg yaa ko xam yàlla jàppale la ci ba pare ñu man tamit ci turu intersyndical bi maire bii toog vraiment ñu ngi lay yëgal ne la kii di Ngalandou Gueye lépp loo xam ne mi ngi koy dox ci dëkk bi ñu ngi koy yëg Pa Ngalandou fu nekk lay taseeg moom man nag miinu ma ginnaaw raay xëy na mais amul fu ma dul dugg ci biir ginnaaw raay te du lu ci bari dañ naan ma Pa Ngalandou jaar na fi lii la ñu wax Pa Ngalandou jaar na fi lii la ñu def kon maire conseil technique bu mel noonu soo ko amee li la war mooy te xam naa sax li la war ci moom xam nga ko yaa ngi koy def waaye maire vraiment conseil technique bu mel nii boo ci amoon ñeent ginnaaw raay kenn waxatu la fi. Farkine Sow bu mu ñëwee dafa ànd ak équipe boo xam ne ñoom dañoo fanaan fii sonn ba dee di liggéey at ñun amul kenn ku ci tëdd ci lal ci ay siège lañu fanaan ba bët set kon yéen daañu leen gërëm daañu leen sant di ñaan bu déwénee nag yàlla na maire def loo xam ne ñun ñëpp ay jeunesse dañuy sol waaw maire maa ngi lay ñaan personnel bi na nga bàyyi sa xel bu baax a baax xam naa ni sax yaa ngi ci mais maire contractuel yi lii ma gis ñu di ko am ci seeni ay revenu xam naa ni diñ ci taxaw bu baax te maire contractuel yeeg permanent yi fii kenn mënu leen a xàmmee ñu ngi lay déglu maa ngi lay gërëm di la sant wa salaam jërëjëf.